yow la dëgg 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 yow rek la Jolie dëgg dëgg lam toro do seen morom nuyu bu baax a baax di leen ziyaar di rafetlu jotaay bi bu baax a baax DG Aliou Mara ñi ngi lay nuyu bu baax a baax ci turu SER APR les comités d'entreprise républicains di nuyu waa Liberté 1 2 3 4 5 ba 6 tey nag fii dañu fi ñëw mën naa wax ni SER APR ñoo jëli initiative bi dem seeti ji DG Aliou Mara fekk ko bureau bi muy liggéeyee waxtaan ak moom bi ñu waxtaanee ak moom xamal ko ni ko dañu bëggoon àndandoo ak moom def sensibilisation ci wàllu Covid-19 ngir nit ñi dem vacciné wu sur instruction de son excellence monsieur le président de la République Macky Sall mu jox ñu ci digal ñu dem seeti ko mu ne ñu image yi mi ngi ci SER Info TV li ngeen di def ñun ngeen koy defal kon dama ciy ànd ak yéen ba mu mat sëkk DG Aliou Mara képp ku fi nekk maa ngi lay ñaan nga tàcc ko ngir yàlla. Mais il n'a ménagé aucun effort il n'a ménagé aucun effort justement pour que cette journée soit une réussite. li ñu def mooy dañuy jox imam Diallo mu léemul ñu jotaay bi ndax comme niñ koy faral di waxee rek ñaan moom toujours mooy ubbi mooy tëj yaa imam addu'a silahul mu'min ala kalimatika tayyiba kullu amin wa antum bi xayr wa aadahu allahu alayna bil yumni wal baraka. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokk jullit yëpp mbokk jullit yi chrétiens yi ñëpp macha allah ci dëkkin bi ci rafetal bi ñu buñ ñu woowee ci lu mel nii dañ ci am cawarte lool ndaxte loolu dafay dugg ci ataawanu alal birri wa taqwa dimbalante leen ci mbaax ak ragal yàlla. wér-gu-yaram nag mu nekk loo xam ne moom mooy capitalu doomu aadama nit ci boo wérul loo munti am du sotti kon wér-gu-yaram mooy capitalu doomu aadama. commencé nañ fi keroog ci affaire vaccination Covid bi waaye lii daf ko tollante te ñu tuddee ko ki nga xam ne ci ñun la bokk muy Aliou Mara nga xam ne muy suñu rakk boo xam ne bu yaru macha allah di liggéey lu rafet ci quartier bi. kon lii dañ ciy ñaan yàlla na yàlla defal ñu tawfiq ak réussite incha allah. kon ku nekk na jàng fatiha salaatul fatiha ayatul kursi ak alam nashrah falaq ak naas maanaam ñu ubbee ko jotaay bi yàlla na ci yàlla def tawfiq ak sutura. bismillah kon ñu tàmbali ñaan gi incha allah ñu teewlu ko bismillah.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما أنزل يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يضاهئهما وهو العلي العظيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالحق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق الضالين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. jërëjëf imam jazakumullahu xeyran. grande dame koo xam ni moom xola moom lu DG wax la wax lu mu wax waxu ko Fanta Faye laa bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax. merci beaucoup Fanta li yëpp yow la macha allah yal na yàlla guddal sa fan. waaw dëgg la waaw moo ñu yóbbu ba bureau Aliou Mara le DG Aliou Mara in the place to be. moom li muy wut dina ko am incha allah parce que bu ngeen xoolee ni mbir mi demee taw beeg yooyu xam nga ngeen xam ni lépp dëgg la. alors maintenant ce qui va se passer moo di Ndak si je peux avoir la liste des personnes qui vont prendre la parole là. Alors c'est Fanta Faye la ñuy jox nag ginnaaw imam ñaan na ba noppi dañuy daal di jox madame Fanta Faye moom mi nga xam ne nag wax dëgg yàlla kilifa la fii ci gox bi tey kenn nag ci ki nga xam ne moo di DG Aliou Mara ginnaaw naaj na te imaam yi ku ne xam na ni tisbaar léegi mu jot dañuy julli tisbaar bu ko defee ñu jox Fanta mu daal di ubbi jotaay bi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk. billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala seydina muhammad wala alihi muhammadin wasallim. gannaaw ba ma sante yàlla julli si yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gërëm sama ñaari waajur di ñëw di nuyu ñi nga xamante ni tey jii ñooy sunu kilifa yi fi toog muy ñu ngi koy dooree si sunu imam Diallo mi nga xam ni moom moo nekk fii si biir Liberté 4 nekk ak ñun depuis des années ak sunu imam Biey ñu ngi fii toog ñoom tamit ñëw tey jii wuy si lii nga xamante ni c'est pour toute la population du mbirum politique ndax ñaqu dafa nekk loo xamante ni ñëpp la soxal ba nga xamante ni kuñ ci woo rek war nga cee mën a wuyu moo tax tey jii sunu imam yu baax yi nekk fi tey imam Liberté 1 wa ngi fii imam Liberté 2 wa ngi fii imam Liberté 3 mi ngi fii imam Liberté 4 a ngi fii ñaari imam yu Liberté 6 yi ak Baraka ñu ngi nii toog ak seen ay conseillers de quartier sunu conseil de quartier di Amath Niang mi ngi nii toog sunu ay conseillers yi nga xamante ni ñu ngi ci 1 ba 6 Baraka ñu ngi nii toog ñu ngi nuyu délégué de quartier yi nga xamante ni sunu chef de quartier di Pape Samba Fall mu xaw a tawat tuuti moo tax gisu leen ko fi wante ay représentant am ñu ngi fii ñu ngi nuyu bàjjenu gox yi nga xam ne bu nu defee tey waxu santé ñoom wax dëgg yàlla tey seen taxawaay mu nekk fii dafa rafet muy la présidente madame Bathily ñu koy wax Ndeye Fatou Diouf mi ngi nii toog moom tamit représenté tey jii bàjjenu gox yi am na yeneen bàjjenu gox yi fi nekk bu ma lumee damay juum donc di nuyu ñi nga xamante ni mooy population Liberté 4 yëpp vraiment yéen a ngi nii toog ngeen ñëw wane ni tey jii santé bii nga xamante ni lëmbe na réew mi muy mbas mi
soxal na nit ñi ngeen ñëw ni tey jii da ngeen di def sensibilisation pour la campagne de vaccination pour la Covid-19 ñu ñëw ci suñu ñi nga xamante ni ñoom tamit ñooy suñu jeunes yi ñoom tamit ñu ngi fii fees dell ci biir tànt bi gannaaw nag ba nga xamante ni nuyu naa suñu gan yi suñuy partisans suñuy am di jàmm maa ngi ñëw nuyu kilifa yi nga xamante ni ñoom tamit ñoom ñoo jiite gox bi représentant yi nga xamante ni tey ñoo waral nag bisu santé bii ñuy ay kilifa yu mag ci biir réew mi muy ñan muy waa SER APR muy les comités des entreprises républicaines yi nga xamante ni ñoom ñoo yore entreprise yi ci national bi yépp di fi def nag yu am solo ci xëyum xale yi ci bourse xale yi di emploi des jeunes vraiment ñoom seen liggéey président daf ko naw ba nga xamante ni tey dafa ñëw jël lii di campagne de vaccination contre cette Covid mu teg ko seen loxo ne leen doxal leen ma ko ci région yi Sénégal bi yépp tey jii nag ñu ni seen première lii fii lañ koy defee première phase clôture bi Sicap lañ koy defee looloo waral tey gise bi nag ñu ngi ciy jiital ki nga xamante ni mooy le président Adi Sall mi nga xamante ni moom mooy rakk président Macky Sall waaye dafa effacé moom dafa nekk nit ku humble bëggul sax ay rajax ba nga xamante ni bu toogee doo xam ni moom mooy rakk président de la République ñoom nag ñoo yore campagne bi nga xamante ni depuis mois de mai ñu ngi koy def. man SER laa bokk yàgg si ñoom looloo waral tey jii suñu présidente des femmes de SER bu toogee toog nii di suñu sœur Mariam Ndiaye maa ngi koy jox nuyoo yi gën a kawe mu tegal ma ko si jigéen ña nekk sa waa SER yépp mu séddaleel ma ko. di nuyu madame la coordinatrice l'infatigable Ndak Mbodj sama doom mi ngi nii nga xam ni SER bi tey jii moo ko téye jàppale si présidente ñu koy liggéey bu rafet a rafet ànd seet nag membre SER yëpp góor ak jigéen di nuyu nag waa communication waa SER maa ngi leen di ziar di leen gërëm Ahmed Seck seen liggéey rafet na yàlla na leen yàlla fay maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp mënuma fi nga xamante ni du ma daaneel nag te waxuma si ki nga xamante ni petit ba gannaaw ñoo nekkat moom mësul dem mësul onk fu nu defee micro Assane Sankare tàccul leen ma Assane Sankare mi nga xamante ni wax dëgg yàlla Assane Sankare ngeen ñun guddi mi ngeen ñun bëccëg dawul benn yoon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñëw nag di leen wax ni vraiment maa ngi woo képp koo xam ne ñaqoogoo ngeen ñëw inscrire fii ci poste de santé bi ndax vaccin yi nga xamante ni tey normalement waroon ngeen ko jot pour ngeen def seen vaccin dafa nekk en cours dina ñëw mais da ngeen di inscrire ngeen ñëw ci poste de santé bi vers Véro mu jël seen liste bu vaccin yi disponible dinañ leen ko indil ngeen daal di ñëw def seen premier vaccin bu ko defee ñi nga xam ni deuxième bi la bu subaa ñoom bu fekkee fii la ñu kii woon vacciné woon seen carnet mi ngi fi ñu ñëw ci poste de santé bi wala Liberté 1 wala Liberté 2 ba 6 Baraka ñu dem ñàkku seen deuxième vaccination di leen wax nag ni ngeen moytu ndax vaccin bi ndax Covid bi nee nañu beneen vague mi ngi ñëw te vague boobu bu la fekkul nga ñàkku vraiment dina metti ndax bu ngeen fàttalikoo ba mbas di mës di am ci àddina ba léegi ñàkku moo fii dindi mbas yooyu yi ñuy wax ci réseaux sociaux yi yëpp boo gisee guerre de li nga xamante ni moom mooy laboratoire kese la ba tax na bu leen déglu dem leen ngeen ñàkku ngeen aar seen bopp aar seen njaboot maa ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di nuyu jeunesse de la Sicap Liberté la jeunesse féminine la jeunesse masculine maa ngi leen di nuyu waa Baraka seen mobilisation rafet na gërëm naa leen sant naa leen yal na leen yàlla gërëm. maa représenté l'ICP du poste de santé de Liberté 4 mu nekk un poste de santé de proximité boo xamante ni dafa ëmb askan bi yëpp ak quartier bi yëpp li ko dalee Mermoz Sacré-Cœur ak Liberté 4 ak la ca kaw. di remercier di rafetlu teewaayu bàjjanu gox yi ak seen organisation. ma ne dañ ma yombalal mbir mi parce que man dama waroon def sensibilisation mais ndokk bi ngeen ko defee félicitations à vous. mais quel qu'en soit l'engouement ak la joie ak le rassemblement qui nous unit aujourd'hui bu ñu xoolee ci tableau bi bu ñu dégloo s'il vous plaît banderole bii ci ginnaaw dañoo wax ma bantuwaat ko
Aliou Mara accompagne les sièges APR dans la campagne de sensibilisation pour la COVID-19. may wax leen ñàkku taxul nga bañ a feebar booy ñàkkoo ba pare da ngay respecter les mesures barrières données par le ministre de la santé et son équipe muy lan le port des masques maanaam nga sol sa masque foo nekk ngay raxas say loxo balaa ngay lekk boo jógee ci toilette yi boo jógee marché boo jógee ci mbedd bi ba ñibbi ci biir kër gi boo demee ci structure sanitaire yi ci biir bu ngeen duggee am na benn raxasukaay bu ñu fa teg ak benn gel pour raxasu bu kenn xaar ñu ne ko demal raxasu ji ça doit être un acte de noblesse pour tout un chacun ma leen di ñaaxaat bu leen fàtte le port des masques fu ngeen munti ne soit ci baptême yi ci mariage yi ci safaan yi parce que mënut a ñàkk moom moo ànd distanciation bi aussi da cee bokk ngeen bàyyi joxante loxo yi parce que loxo bi ngeen di gis mooy le moyen le plus rapide pour transmettre les microbes d'une personne à une autre donc nañ ko éviter saafante mënut a ñàkk mais mën nga def nii sa loxo nuyu sa morom du gis boppam asalaamualeykum wa rahmatullah ñépp mën nañoo wuyu si loolu ma leen di ñaaxaat rek yaay yi xale yi ak ñépp ñi fi teew ñu jàppale ñu ñun bàjjanu gox yi parce que vraiment sensibilisation bi neexul concernant ñëkk yi nag am na ñu bari ñuy ñëw vraiment macha allah di ñëkk si ci poste de santé bi ak feneen mais ba léegi des na parce que le chef de l'État son excellence monsieur Macky Sall bi ñu tasee ak moom méridien daf ñu waxoon ñun bàjjan yi da ngeen war a sensibiliser de telle sorte que toute la population sénégalaise soit vaccinée contre la COVID-19. ndax foog naa ne Sénégal dafa bokk ci dëkk yi nga xam ne dañ leen ràññee ci xeex bi ñuy wax Covid ràññee leen ci seen taxawaay mais ràññee aussi ci seen population niñ ko jëlee ak niñ ci taxawee ah ICP bi xaw ma ki ko représenté wax na ko léegi nee na ñàkk yi dafa am yeneen yu mu àndal kon boog tey boo toogee DG ba def bâche bu toll nii rëpp toog nu mu tudd woo ñi nga xam ne ñoo fi war a wax ngay wax ci vaccination bi ñu gën cee jóg foog naa ne kon DG yow tey SICAP moo la war a remercier SICAP moo la yore njukkal ndax Covid bi métti na Covid bi daan na ndax ku gis nombre de morts yi ñu doon am temps yële ñëpp tiitoon ku bëgg a gis sa mbokk sax doo ko ñemee seeti surtout mag mi bu fi lii amee nga def bâche toll nii di woon nit ñi di leen ñaax pour loolu ànd ko ak waa SER ma leen di nuyu bu baax di rafetlu ñoom it liggéey bi nga xam ne moom nañu def région de Dakar yépp foog naa ne bu ñu ko ñëwee fii ba ne dañuy yegg si SICAP pour clôturer ko war nañ leen ñoom it sant di leen gërëm président Macky li ma wax sànq rek dans le domaine de la santé daf ci liggéey mais particulièrement ci li nga xam ne moom lañuy wax xeex Covid kon boobu bu vaccin yi ñëwee mu nekk pays yi nga xam ne ñoo njëkk taxaw Afrique jël seen budget bopp tiire ci ay milliards dem jëndee ko vaccin fekk ko fii kon boobu askan wi muy population bi dañu war a xam ne loolu moo fi nekk ci faj Covid amul leneen te sax laay wax fagaru amul leneen ku leen wax dara leneen itam lu dul loolu ci vaccination bi waxul leneen lu dul yóbbu leen fu nga xam ne gënul ci yéen nañu jóg vacciné ji nañu ñëw vacciné wu war naa ne wax nañ ko nee nañ taux yi nga xam ne moom lañu am pour le Sénégal waroon nañ ko weesu bu yàgg ndax président Macky teg na fi vaccination teg na fi vaccin yi ministère de la santé yóbbu na ko ba les coins les plus reculés du Sénégal kon boog ñun ñoo ci def. donc ma leen di nuyu ziar leen di rafetlu bu baax mobilisation bi di kontaan aussi ci li ngeen def nekk ci ginnaaw monsieur Aliou Mara parce que nit lu mu mën rek mbooloo moo ko daax waaye nekku leen fi yéen dong da ngeen fay nekk ak seen i moroom nekk fekk seen i nawle seen am di jàmm ak seen i xarit politique bu amul woon opposition wala amul woon allié du am sens kon duñ mën a wax politique donc il faut des adversaires il faut des alliés pour mu mën a dem kanam donc ci kaw loolu
dañuy invité monsieur Cheikh Siman Sarr pour mu ñëw jël ci parole. Aliou Mara, il mérite d'être maire de Sicap comme man je le mérite d'être maire de Sicap parce que am na yéene bi am na mën-mën bi am na xam-xam bi parce que wax sa baaxu morom du yàq dara sa mbaax te man ragaluma ñàkk je préfère ma am ñett nit yu am qualité te ma am 100 personnes yu amul qualité te Aliou Mara du ànd ak ku amul qualité man ak moom ay naataangoo lañ élection yi passé ànduñu municipal te yàqu dara sama diggante ak moom politique nag tax ma fi ñëw tey dañu ñëw parce que Covid 19 moo tax ma ñëw Aliou Mara su ma woowee même bu dul Covid 19 dinaa ko wuyu si ndax man heure bu ma ko woowee day ñëw. waa Sicap Liberté am ngeen koo xam ni téye leen ko mu dëgër am ngeen koo xam ni tey jii yéene na leen lu bëri muy le directeur Mara ndax li mu def nii wax dëgg fa yàlla ku bëgg goxam donc moom moo koy def kon tàccul leen ma le directeur Mara ma xool. voilà bu ñu jógee foofu noonu jeunesse su Liberté 6 Liberté 4 du moins bugguma ngeen des ginnaaw ci mbas mi ndax bi ñu demee Géejawaay wax dëgg fa yàlla seen jeunesse jóg nañ dem ñàkku ji bi ñu demee Pikine aussi la même chose jeunesse ba jóg nañ dem ñàkku ji te jeunesse de Liberté 6 bëgguma aussi ñoom ñu des ginnaaw te actuellement nii mbas mi dafa doon loo xam ni wax dëgg fa yàlla vaccin bi donc moom moo ko fi mën a jëlee leneen mënu ko fay jëlee te bu ñu xoolee actuellement 16000 vaccins dañ ko war a sànni est-ce que loolu c'est normal mais c'est pas normal alors que ñun jeunesse bi ñun ñooy yóbbu fu nekk mbas mi bu ñu xoolee suñu yaay yi suñu papa yi suñu yëpp ñun ñooy génn ñooy dem sport ñooy dem entraînement ñooy dem fépp alors que ñun ñoo war a jóg dem sàmm suñu waajur yi sàmm suñu papa yi sàmm suñu yaay yi lan lañ leen mën a sàmmee nag mooy lan mooy ñu dem vacciner ji wu ji nañ dem jëli vaccin bi bu ñu jëlee vaccin bi dinañ aar le Sénégal dinañ aar suñu papa yi dinañ aar suñu yaay yi maa ngi leen di sant di leen gërëm. tey nag Mara lii yëpp yaa ko waral Mara ndax man nee naa woon sax yaram bi dafa neexul waaye nee naa tey su ma doon dugg ci kàmb sax dinaa ñëw ndax Mara baax nga yiw nga gore nga am nga diine boo gisee ma jàpp la rek sa melokaan moo tax te ñun lépp lu ñu def rek Mara ngi ci taxaw Mara am na loo xamante ne nee naa man tey su ma doon dugg ci kàmb sax dinaa ñëw ndax Mara ndax tey ku nekk wàcc yitteem ndax taw bi nee naa bu doon taw xeer sax dinañu ñëw ndax yow yaa ñu ko jaral Mara yal na la fi yàlla bàyyi yal na la yàlla dolli sutura yàlla nga yeggaleeg sa sago Mara waaw ndax man nee naa maa ngi tuut tànk yi nekkuma ak mag ñi sax ndax mag ñi nee naa dañ lay wor waaye xale yi duñu wor kenn lañ dul wor man maa ngi tuuti tànk yi ba géej gi fer te saa yu ma ci nekkee rek mu fekk si ma ndax fii la ñu defar école Liberté 1 woote nañ ba sonn dugg nañ ci kër yi ba sonn waaye Mara bàyyiwuñu tey bàyyiwuñu ëllëg li mu am ceeb diwlin xaalis bu bari la indi ginnaaw yàlla tey Sicap tey Mara mii moo fa taxaw yal na la yàlla fay te bu leen ko fàtte mukk nag Liberté 4 buñ ko xoolee man waxuma sax ñu may tudd ndax li may def nee naa man dama ko def ngir yàlla rek man xale yee ma tax a jóg xale yii ñoo ma tax a jóg ñi nga xamante ne duñ la bàyyi duñ la wat ci ginnaaw ndax les enfants là c'est l'avenir de demain waaw Liberté 4 maa ngi leen di woo ci xale yi jàppale leen xale yi ngir yàlla ndax xale yi ëllëg ñoom la xale yi ëllëg ñoom la ñooy président ñooy ministre ñooy fajkat bi ñooy lépp dañ leen jàpp ci xale yi comme Mara ni mu ko defee Mara bàyyiwuñu tey Mara ngi ci lépp mi ngi ci màggal yi mi ngi ci gàmmu yi mi ngi ci lépp waaw bàyyiwuñu mi ngi ci lépp Mara ngi ci soble yi Mara ngi ci pomme de terre yi Mara ngi ci ceeb yi waaw am na loo xamante tey bu ko defee lu woon ñëpp dañoo war a ñëw taxaw ndax fii la dëkk Mara nañ leen ànd ak Mara àndaleen ak Mara ndax Mara li muy def yëpp da ko teg ci yoon waaw man daal maa ngi lay ñaanal tey nee naa moom jooy amu fi waaw ndax foo wax rek rango ñu génn mais tey rango ñu du génn Mara ngi ni ñu ngi sa ginnaaw tey ñu ngi sa ginnaaw ëllëg xam nga man duma politique waaye kii li muy def dafa jar a topp Mara daf ñoo yërëm waaw daf ñoo yërëm nañ leen ko jàppale te taxawu ko waaw bàyyiwul jumaa ji bàyyiwul fenn konte ñun Mara la ñu am bala ñuy jéggaani feneen nañ leen jàpp Mara ah nit ki bala ngay dem fenn jàppal li nekk ci sa koñ man daal nee naa ñu ngi sa yow
tey ñu si yow ñu ngi lay ñaanal ndax yal na la yàlla defal jàmm yàlla bàyyil ak sa waay président waaw ca kaw ca kanam man daal ñu ngi lay ñaanal association bi yëpp nag waaw boo gisee tey ñu bëri ñëwuñu taw bee tax loolu rek a tax mais beneen yoon mu gën a neex incha allah Mara jërëjëf waay jërëjëf. Sénégal déglu leen ma mag lu ko jógloo wax loo ko seen mébét leen mu sotti ndax waa ji ngeen doon seet gis naa ko Macky lañ koy woowee Sall ngaari gédé président nge déglu ma tuuti ma xamal la nim sedde te yaru noon la nande te sax li ma gën a neex ci Macky xol bi dafa laa bëri yërmande ana ñi bëgg Aliou Maraay Aliou Mara sama waa ji lay woyal kii moo bëgg Seydina Muhammad ya Rasulallah warooñu tasoo suñu yaakaar naxooñu kóllëre ñu boole woon te warooñu Aliou Mara yaay suñu meer ana suñu meer bee Aliou président Macky Sall la doyloo Samba Mayra moo la boroo ceddo jeeri siri première dame Aliou Mara Aliou neexu leena billaay Aliou neexu leena ana ñi ko bëgg kon jóg leen taxaw ana ñi ko bëgg Aliou Mara neexu leena Aliou neexu leena. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di teg nuyoo bi ci imaamu Sicap Liberté yi nga xam te tey ñëw nañu fi teewee bés bi ci suba ba léegi ñu ngi fi toogaay bi yàgg na vraiment ñu ngi ciy jégalu te maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax di nuyu délégué de quartier yi ak président de conseil de quartier yi nga xam te tamit ñëw nañ fi depuis ci suba ba léegi ci toogaay bu yàgg bi maa leen di sant di leen gërëm tey nag li ñu dajale fii mooy waxtaan sur la sensibilisation ci mbas mi xam te moo am lëmbale dëkk bi ñu koy wax Covid-19 yéen gis ngeen Covid-19 bi mu fi commencé ba léegi daaw ba léegi mi ngi fi te am na plus de 1000 et quelques morts au Sénégal mais tamit yàlla musal nañu yàlla taxaw nañu ñun Sénégal ba nga xam te on est parvenu à maîtriser la maladie tant bien que mal mais def nañ ci jéego bu rafet ba nga xam te Sénégal au niveau mondial on l'a classé par benn institut ne Sénégal moo jël 2e au niveau mondial nga xam te liggéey nañu liggéey bu mag ci Covid-19 te kooku c'est avec la clairvoyance et la perspicacité de notre président le président Macky Sall xam te dafa jox moyen médecins yi jox moyen hôpitaux yi ñu liggéey ci yéen ñëpp gis ngeen ko on fait partie des premiers pays d'Afrique yi nga xam ne fii la vaccin bi yegg si ñuy commencer di vacciner nit ñi dafa am solo moo tax ñuy ñaax nit ñi ne dem leen ngeen vacciner wu li ñu leen di wax naan vaccin bi lii vaccin bi lële yooyu taxawul feebar bu mu mësee am àdduna ba léegi pandémie fu mu mësee am vaccin moo koy fekk depuis ay choléra ay rougeole fièvre jaune yooyu yëpp vaccin moo koy fekk léegi nag science bi dafa toll foo xam te dafa avancé avec l'informatique comme outil de travail découverte yi day gaaw moo tax am na ñoo xam te bu ñu gisee ñu découvrir rapidement en un laps de temps vaccin bi daf leen di jaaxal dama bëgg comme que loolu moo ñu fi indi tey dama bëgg ngeen vacciné wu te ngeen wax képp koo leen xam seen mbokk yi seen xarit yi ne dose yaa ngi fi
poste de santé yi ci centre de santé yi ñu vacciné wu parce que boo vacciné wu parce que ñun boo nekkee jeune feebar bi mën na la dugg mais du la daaneel mais le problème mooy ne que bu la duggee mën nga dem seen kër sa yaay mag la yow ni nga dëgëree moom dëgërul noonu sa papa mag la wala sa maam yow nga wàll ko far moom mën na fa jógee xam nga yàlla jël ba kanam moo tax ngeen war a fagaru il faut te fagaru boobu mooy ñu vacciné wu vraiment maa ngi leen di ñaax ñu vacciné wu di remercier encore waa comité d'entreprise républicain bi xam ne docteur Toumb moo ko jiitee ñu ñëw ci sensibilisation bi bu loolu weesoo man képp ku ma xam Sicap Liberté 4 dañ ma gën a xam mais tamit ci politique lañ ma gën a ràññee parce que politique dama ci dugg bi ma commencé politique c'est en 1991 laa commencé politique fii avec le président Ablaye Wade en 1996 bi ñuy teg l'acte 2 de la décentralisation l'acte 2 waxuma acte 3 de acte 2 en 1996 j'ai dirigé la liste du Parti démocratique sénégalais fii dans la commune de Sicap Liberté ma nekk tête de liste proportionnelle madame Seynabou Ka Diallo nekk tête de liste majoritaire boobu ñu ñëw en deuxième position parce que temps boobu parti nit ñi xamoon mooy PDS ak parti socialiste gagné ku ñuy wax Amadou Lamine Diall nekk le maire man ak moom keroog googu comme que élection municipale élection à suffrage indirect la bi ñuy def élection maire bi stade Marius Ndiaye la woon en 1996 man ak Lamine Diall man maa doon le candidat des partis d'opposition fekk temps yooyu 40 conseillers moo amoon ci municipalité bi 40 conseillers opposition bi am 6 conseillers li ci des 34 yi mu nekk le parti socialiste man ak Amadou Lamine Diall ñoo présenté wu je me suis présenté à titre symbolique ma nekk le candidat de l'opposition temps bu opposition ay AJ ak LDMBT ñoo fi nekkoon comme parti ak PIT ma nekk le candidat de l'opposition et ça c'était en 1996 ma première participation à une élection municipale en tant que tête de liste àdduna di dox ba daaw ma nekkaat encore à l'APR parce que le président Macky Sall ñoo nekkoon PDS ensemble ñëwandoo APR ma ñëw fekk ci ko à l'APR alors bi may ñëw APR ñëwuma au tout début nag de l'APR ça il faut le reconnaître parce que le tout début de l'APR am na ñu fi nekkoon genre ñoom Omar yi ak yooyu xam te c'est les membres fondateurs dans les Sicap Liberté mais ma ñëw fekk ci leen élection daaw yi nag bi ñu demee en élection municipale man maa dirigé listu APR maanaam Benno Bokk Yaakaar lañ demee man nag le docteur Anta Sarr Diacko ma nekk tête de liste majoritaire docteur Anta Sarr Diacko nekk tête de liste proportionnelle ñoom Ndeye Fatou Ndiaye dem docteur Ndeye Fatou Ndiaye dem ak ñeneen ñëpp nekk ci liste bi ñu diriger ko def fi campagne bu rafet jeunes yi nekk fii ñun ñëpp campagne bu jaar yoon amul xeex amul xuloo tout s'est très bien passé mais yàlla nag mooy dogal yàlla def taxawu Ndakaaru ñëw en première position le maire Santi Sène Agne est devenu maire des Sicap Liberté man ma ñëw en deuxième position derrière lui avec mon équipe mais mu xam ne que je suis venu j'ai été un adversaire perspicace man nag dama bëgg waa Sicap xam man Sicap Liberté laa juddoo à la Sicap Liberté 1 Sicap la màggee Sicap la xam Sicap la miin waaw man bi may dëkk Sicap donc xale mbuucaa mbuuc yi ngeen di gis nii yooyu yëpp jaar naa ci koñ yi ruq-ruq yi nekk mbuucaa mbuuc ci biir koñ yi donc xam naa Sicap baax a baax te élection bi ma jëm muy municipalité yi jëm en tant que Benno Bokk Yaakaar dama ci ànd ak équipe boo xam te dañoo am vision am programme
xam nañu mbëbëtu Sicap parce que c'est pas la première fois ñuy dugg Sicap yàgg nañu dugg def ay porte à porte ci kër yi élection présidentielle élection législative référendum yooyu yëpp jaar nañ fi donc xam nañu mbëbëtu Sicap yooyu nag du loo xam ne dama koy développer fii parce que loolu taxul ñu jóg mais dama bëgg nit ñi xam rek ne ñun dañuy dem élection dans le cadre de Benno Bokk Yaakaar bu doon sama sago dañuy jël profil ki nga xam ne doomu Sicap la Sicap xam nañ ko xam na Sicap bëgg na Sicap am na yërmande ci waa Sicap xam na mbébétu Sicap jeune Sicap yi xam nañ ko te buñ ko joxee ay moyens dina faj soxla Sicap mais nag soxla Sicap buñ koy faj du moom rek moo koy faj day ànd ak waa Sicap poser problème bi résoudre problème bi parce que loolu la ñuy wax intelligence économique territoriale donc dama bëgg waa Sicap xam jarul ñuy dispersé wu ku nekk di déclarer candidature fii kii di déclarer candidature fële nañu toog waxtaan juboo trouver un consensus jiital ki nga xam te buñ ko jiitalee si la ñu gën a am chance gagner la commune ki nga xam te nit ñi dugal nañ ko seen xol bëgg nañ ko xam nañ ko. Nous avons besoin d'un maire intellectuel dans la Sicap. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors li ma leen di wax mooy comme ni ma leen ko waxee rek am na ñu fi déclarer candidature man comme ni ma koy waxee du ma déclarer candidature parce que président Macky Sall dafa ne nañu ànd Benno Bokk Yaakaar nañu nekk Benno Bokk Yaakaar ñu waxtaan juboo génnee le candidat mais nag dama naan je suis le candidat légitime et historique. yàlla may na ma xam-xam ak kattan macha allah maa ngi sant yàlla bu baax a baax parce que je suis ingénieur polytechnicien fii laa jànge à l'école polytechnique de Thiès dewuma fenn jàngewuma France jàngewuma benn dëkk Dakar laa jógee dem Thiès jàngi génn fa comme ingénieur de conception polytechnicien en électromécanique. Et aujourd'hui, je suis à l'APIX comme administrateur des zones économiques spéciales. Je connais la promotion des investissements. Parce que j'ai fait la banque islamique. J'ai été 15 ans à la banque islamique comme directeur informatique. De l'APIX. Donc, je sais ce que je dire. Ce que je wax jeunes tout le temps, c'est mon slogan de toujours. Moi, da ngay jàngal napp dama lay jàngal lu ñuy nappe mais du ma napp di la may man je ne suis pas pour la politique boo xam ne damay jël sama xaalis di la may di maye ngay génn non maye nag du fi ñàkk parce que on est dans un pays de dialogue un pays social il faut ñuy jàppalante mais nag ku lay may toujours jàppale wu la man su ma lay jàppale dama lay won buntu fooy jaaree ñu encadré leen fexe ba nga am foo téye nga xam te nga gis Aliou Mara ak bañ ko gis da ngay demal sa bopp te loolu la moo tax ma ne les jeunes de Sicap Liberté les femmes de Sicap Liberté la population de Sicap Liberté je suis déterminé à prendre les choses en main pour ñu soxal suñu Sicap am na détermination yàgg ngeen ma gis ci terrain bi mënoon naa li ma yàlla may mënoon naa bañ def politique en toute honnêteté en toute humilité mënoon naa bañ def politique
mais dama dëkk ci gox bi dëkk ak nit ñoo xam te doole yi yemuñu il faut ñu jàppalante ma gis sama jeunesse gis sama ay doom gis sama ay rak gis sama ay jarbaat affaire yi dëgër ma ne il faut ma wàcc sur le terrain jàppante parce que la définition de la politique c'est l'art de gérer la cité waaw man je ne croise pas les bras je me mets avec la population ñu wàcc ñi ma xam ñi may ànd ak ñëpp xam nañ ma damay ànd ak ñoom sur le terrain même su ma ñëwee ak sama oto ñu nekk quelque part damay wàcc sama oto ñu dugg ci terrain bi dugg ci kër yi man loolu laa xam moo tax nag ma leen di wax en tout cas moi je suis là je suis à votre disposition mais nag yàlla mooy tànn le dernier mot revient à Dieu yàlla mooy tànn dama teg lépp ci loxo yàlla ku yàlla tànn rek ñu xam ne kooku asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh. asalaamaaleykum mbokki Sicap Liberté maa ngi wax ci turu comité d'entreprise républicain muy CRAPR ñuy nuyu kilifa diine yu fi nekk yi di nuyu kilifa aada yi waaye di nuyu bépp responsable politique bi nga xam ne ngi fii ci commune Sicap Liberté ñuy beral nuyoo nag ak gërëm ak sant kii di suñu mbokk di suñu xarit di suñu collaborateur muy le directeur général Aliou Mara dama bëgg nag su leen ma ko mayee rek yéen ñëpp ngeen jox taxaw tàccul ma DG Aliou Mara jërë ngeen jëf dinaa ñëwaat léegi ci DG waaye da ngeen may rek ma jàllale benn message bi nga xam ne bokk na ci lu tax président de la République Macky Sall sant ñu liggéey bi ñuy liggéey muy campagne de vaccination bi ku nekk xam ngeen ni feebar bii di Covid di mbas mi doon na li nga xam ni lu fiy jëlee rek moom mooy vaccination président de la République Macky Sall bu mu xamee ni loolu moo fiy jëlee mu am ci yitte trop am ci farlu bi nga xam ni moo ko permettre mu bokk ci premier chef d'État africain ñu dem jëli vaccination bi ay vaccin indi ko fii ci Sénégal ñu ne tam nii comité d'entreprise républicain nekk ay nit yi nga xam ni nekk kuréel bi nga xam ni lépp lu président Macky Sall dugg ñu dugg ci ñun ñoo yëglu ni que président ñun de bëgg nañu ñun waa comité d'entreprise républicain ñu jàppale la ci wàllu sensibilisation ci liy jëm ci vaccination yi buñ ko waxee moom président Macky Sall mu dégg ñu encouragé ñu waaye itam jox na jumtukaay ak ndigal yu ñu permettre ñuy dérouler boobu ba léegi suñu campagne de vaccination un peu partout dans Dakar et environ tàmbali nañ ko dans le département de Guédiawaye gis ngeen réussite bu mu am def nañ ko dans le département de Pikine tey nag ñu ñëw fii ci suñu cérémonie de clôture de la première phase de la campagne de vaccination contre la Covid jagleel que suñu DG bu ñaawul bi di le DG Aliou Mara kon ngeen yëg ni ku nekk ci yéen war na comprendre ni DG Aliou Mara ku jara jàppale la ku jara bàyyi xel la ndax il a compris que ni président Macky Sall su soxloo leen am kuréel bu ciy liggéey moom mu ñëw accompagner kuréel boobu jàppale ñu sur le plan financier jàppale ñu sur le plan logistique kon looloo tam président dina ko yëg te dina egg ci président dina xam ne DG Aliou Mara su koy jàppale la su koy liggéeyal la te tànqamluwul benn yoon li nga xam ne moom la sant askan bi DG Aliou Mara nag wax nañ ko léegi suñu collaborateur la suñu soppe la waaye tey yaakaar naa ni yàlla àtte na lu yàlla àtte moom mooy ngay xew bis bu ci xew bi taw bu bare am ci biir Dakar gi kooku c'est un signe révélateur yàlla na lépp mel noonu kon yéen waa commune de Sicap Liberté war ngeen xam ni lu ñuy faral di wax ci olof moo ci nekk
mooy cin su naree neex su baxee xeeñ te cin bii bax na ndax taw bi sotteeku na si biir Dakar Sénégal yépp nag kon gàcce galaama DG Aliou Mara maa ngi réaffirmer encore une fois si turu SER APR yépp que ni SER APR nuyee nañu partenariat ak yow am nañu suñu chaîne de télévision SER Info TV am nañu suñu SER communication te yooyu yépp incha allah jumtuwaay yi xarala yi mu laaj ci réseaux sociaux yi ci digital bi daañu la si gunge ba ëllëg ñu naan monsieur le maire le DG Aliou Mara kon DG ñu ngi lay gërëm di la sant encore une fois ci mobilisation bu am solo bi ngeen def waaye nag ñuy beral nuyoo ak ziar suñu membre bu muy soxna Fanta Faye ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax a baax suñu nuyoo gërëm Fanta Faye rek jàppaleen ni gërëm nañu nuyu waa SICAP yépp ak képp ki nga xam ni ànd na tey ak DG Aliou Mara ci activité bi ñuy gërëm nag di sant ñi nga xam ni ñoo ànd di liggéey boobu ba léegi ci comité d'entreprise républicain muy suñuy góor muy suñuy jigéen muy suñuy jeunesse ñooñu nag duñ ci seppi rek benn tour muy le président Adi Sall mi nga xam ni il est empêché waaye dafa waroon ñëw teew fii gunge DG Aliou Mara ak ses collaborateurs ci activité bi kon Adi Sall mi ngi lay gërëm DG mi ngi lay féliciter mi ngi lay encourager te encore une fois mi ngi joxe engagement am ak engagement waa SER ci ñu jàppale la yow DG ci bépp entreprise ci bépp activité ak ci sa initiative bi nga xam ne tey jël nga ko ëllëg incha allah daañu dégg au soir du 23 janvier 2022 ñoo ni le maire Aliou Mara loolu am nañ ci yaqin ndax taw tey bi wan nañu ko te incha allah lu ci kanam mooy dàq ñu ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp bañ a guddal rek ndax itam xaw na naaj te naaj na ba pare sax ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ziar ñëpp jërë ngeen jëf. sa yaram dafay tàng yëg coono metti dong mën na nekk jàngoro bi ñëw na sunuy tànk su yëf yi tàmbalee ngay sëkkat saa su ne teg si sooy nooyi am te jafe-jafe ñu moytu joxe sunu loxo yi ak ndaje yi nañu saytu sunu yaram ba mu tele ñu moytu corona feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona yegsi na feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona ñu dajaxal nañu feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona yegsi na feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona ñu dajaxal nañu feebar bu bon bi dafa dugg sama réew kon yegsi na ñu raxas loxo yi te takk masque yi soo ko amul mën nga utiliser mouchoir ñu moytu mbedd mi ak xeetu ndaje yi mën na rawal jàngoro bi dafa gaaw de ñu moytu joxe sunu loxo yi ak ndaje yi nañu saytu sunu yaram ba mu tele ñu moytu corona feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona yegsi na feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona ñu dajaxal nañu. Les comités d'entreprise républicains SER APR remercient vivement son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui a répondu avec diligence à leur sollicitation d'organiser cette campagne de sensibilisation pour la vaccination contre la COVID-19. Les SER APR renouvellent leur engagement et leur détermination à accompagner leur leader, Monsieur le Président Macky Sall, dans tous ses projets et dans toutes ses initiatives qui, sans nul doute, feront du bien au Sénégal et aux Sénégalais.